juróomi fan mu toog Sénégal yi di xaar jàpp ne day indi gouvernement pour liggéey réew mi mu indi gouvernement politicienne ak fi réew mi toll ak jafe-jafe yi askan wi toll ku ñemee def lu mel nii jàpp naa ne bu ñu waxee ne deret gar mooy dox sa jëmit dañ koy wax rek waaye nekkul Macky Sall il a poignardé le peuple sénégalais il a poignardé ses partisans ñu àndoon ak moom démb ne woon dañuy dekkal ngor tey jii Macky Sall war na ne rey na ngor ci république du Sénégal loolu nag maa ngi koy ñaawlu tey wax après nag ne leen bis ñoom ñooñu ñi des seen wàll ngi ñëw effectivement ñun jot nañoo guillotiné ba noppi sur le plan politique ci li mu bëgg def na ko ñeneen tey mais nag li ci métti mooy ku muy rendi day woo kenn ci waa APR ne ko ñëwal jàppale ma ren bu rendee ba mu ne kooku tëddal encore une fois tey moom Babacar c'est un jour c'est un jour sombre doublement sombre d'abord il y a la mort de Iba Der Thiam qui m'a fait très très mal qui m'a fait sourire mais aussi ce poignard là que Macky Sall a planté sur le dos du peuple sénégalais je crois que le Sénégal mérite mieux que ça. Mais Moustapha Diakhaté, on ne vous saisit pas forcément quand vous parlez d'assassinat, de poignard dans le dos des Sénégalais. Il a la prérogative de former le gouvernement qu'il veut. Ah bien sûr. Ouais, donc la constitution est claire, il peut moom lañu constitution bi jox. ne mooy fale ko folle waaye ba sëñ bi xam nga constitution moom yiw nekku ci yiw. la notion de yiw. maanaam def lu rafet. nekku ci constitution bi. waaye lii mu def xam nga ne rafetul mooy looloo tax ma tudde ko poignardé sur le dos du peuple sénégalais. maanaam bi ñu ne mooy Idriss Seck mi ngi wax naan daa ñëw pour liggéeyal gouvernement ba léegi kon Ablaye Wade bi mu nekkee 1974 suba 2000 nekk ci opposition bi kon liggéeyal woon réew mi moom 2004 ba 2012 kon moom liggéeyal woon réew mi bi mu tàggoog Macky Sall ak léegi kon liggéeyal woon réew mi Idriss Seck na bàyyi caaxaan te wax lan la ko Macky Sall jox lu dul poste yooyu ba tax mu nangoo ànd ak moom. na wax nit ñi lan la ko Macky Sall jox leneen wala lu mu ko dig ba tax mu ànd ak moom. fii nag Sénégal la moom koo fi di bokk mënoo koo jëw. na wax lan la fan la jaar ak Macky Sall ba tax mu nangoo dem la mu ne woon du wax ak moom dootul def ak moom ndax Macky Sall fonkul kàddoom léegi lan moo soppeekul lu ëpp ndomba tànk bii ba tax mu nangoo ànd ak moom parce que ndomba tànk bi bu bëggoon loolu 2014 mënoon na ko am te xam na li may wax nag. waaw bu bëggoon 2014 am ndomba tànk bii mënoon na ko am. kon nañu bàyyi caaxaan yi Sénégal yi ñuy poye. mais moo Macky Sall dañu poye Sénégalais yi. waa Macky Sall moom dafa poye waa Alliance pour la République mais nag gis nga li am solo gis nga man ñett yëpp rek laa jàngat gis nga sëñ bi gis nga kilifa. su demee ba amatul baat. kilifa Macky Sall amul baat. bi ci def. maanaam loo wax mu teppiku. boo xoolee gauche fekk droite nga jëm. koo àndal man koo war te boo koy war da nga koy ree. kooku loolu moo gën a bon ci kilifa parce que aw askan wi bu ñu demee ba ki leen jiite maanaam ay waxam tegatuñ ko fenn rek wax ji jeex na maanaam réew moom mënatul avancer ci genn wet. est-ce que war gi ngay wax ni Macky Sall war na ko APR mënees na koo tàmbalee ci yow jëm ci Alioune Badara Cissé ci Aminata Touré ci Amadou Ba ci Moustapha Cissé Lo liste bi gudd na Omar Youm. gis nga war gi sax xëy na gis nga ñi nga xam ne historiquement ñoo jëkk ànd ak moom Macky Sall keroog bi muy démissionné ci PDS ci guddi ga ci këram. ñi àndoon ak ñoom te boo leen tuddee seen tur ñu xam leen boo leen seenee télé ñuy wax nga xam ne di wax wala boo déggee kuy wax ci rajo nga xam ne wax matuñu juróom ñooñu ñëpp kenn tekketu ci dara ci nguuram gi. parce que moom dafa jàpp ne yëf yi moo ko moom d'ailleurs même boo xoolee campagne électorale deuxième mandat bi soo xoolee ni mu doon campagne rek ñu xamoon tuuti xamoon nañu Macky Sall bu faloo dina tàggoo ñu bëree man de xamoon naa ko. parce que daa def campagne boo xam ne moom campagne yu boppam la boolewu ci kenn. bu demee fenn fekk fay tàntam ñu defal koy baase mu jóg wax bu waxee pare dem yoonam parce que loolu li mu jubloon mooy def campagne boo xam ne moom mooy gañeel boppam su gañee ba noppi nag kenn dootu mën def ci pression loolu tax bi mu faloo mu ne day dem Maroc pour former gouvernement ndax daa bañoon kenn def ci moom pression ba mu toogee lépp ci ko wax mooy Mamou Saleh ak ñoom ñu nekkoon ministre d'État mu leen conseil des ministres moom bu leen fa ñëwati gars yi di nëb c'est que nag affaire moom dañoo toll ci mooy maanaam mën nga maa toroxal waaye bu ma rey ñoom loolu la ñu wax affaire devise boobu la ñu wax mooy rey ma maanaam toroxal ma waaye bu ma rey. kenn ku ne maanaam jot ji koy bay du gëmal gën kenn ku ne xaar kañ lañ nomé wala kañ ndax duñu la daane ndax waxoon na ko benn bés fële ca Méridien mu ne képp koo xam ne d'accord ak man demal loolu moo tax gars yi kenn dootu noyyi kenn ku ne la nga yor da ngay fexe coob ko ñenn ñaa ngi xaar fekk 2023 2024 su doon boobaa ñu door a xam ne ñu def encore une fois li nga xam ne moom lay def mooy fi réew mi toll fi Afrique toll fi jafe-jafe yi àdduna toll nit fal président la amul lenn lu muy yittewoo
lu dul politique politicienne di ndaxante ka njuuj njaaj la ma waxoon keroog ba muy lancé dialogue national naan bàyyi naa njuuj njaaj waxul dëgg Macky Sall tey la gën a mën a njuuj njaaj. ba tey ci wàllu fekk gi ko Idrissa Seck fekki ba fi mu ne nii bokk nga ci ni nga waxee ñi nga xamante ne nii xamuñu lan la ko war a mën a dig ndax xel mën naa jàpp mu waajal ko pour buy dem wàcc ko fi. loolu moom gëwuma ko Macky Sall moom jàpp naa ne loolu gëndu ko sax moom fekk Idrissa Seck am na ay jafe-jafe àdduna Macky Sall am na fu mu ko ca féete ba xëy na moo indi lii loolu nag ci kanam lay gën a dana gën a leer waaye du am lu mu koy dig. évidemment c'est-à-dire que am na loo xam ne daañu ko def mooy Macky Sall va mettre en place beneen dispositif politique boo xam ne day absorber APR ak yeneen ak xëy na peut-être réew mi pour beneen cadre politique boo xam ne xëy na dootu déggati ñu naan les compagnons historiques de Macky Sall parce que baat boobu moom bëggatu ko dégg c'est-à-dire que loolu moom dana ko def parce que Benno Bokk Yaakaar ak APR ak nii mu dobindi noonu il faut dana am beneen dispositif bu ñuy teg boo xam ne xëy na ci biir waxtaan ba daañu seet naka la ñuy jàppalante pour mën a conserver le pouvoir maintenant ban forme lay doon nag xamaguma ko mais jàpp ma ne Macky Sall moom yéene na Idrissa Seck di ko remplacer ci biir réew mi parce que nag gëm naa ne yéenewul waa APR moom kenn remplacer ko ci te nag defe naa ne maanaam ku yéenewul dara sa waa kër doo mën a da nga mën a yéene doxana bi ci des na mooy Idrissa Seck place bi dina ko joxe itam de place bi moom da ko joxe. mu nekk mu naqari bi ci des na mooy Idrissa Seck loolu moo ne Macky Sall sa parole n'est pas fiable loolu moom Idrissa Seck gëm maanaam na fi ñu toll dañoo nekk ci léewtoo ak ndaxante te loolu moo ci metti ay réew mi fu mu toll jafe-jafe yi askan wi toll au lieu que Macky Sall xelam nekk ci liggéey mu mobiliser askan wi pour ñu xeex jafe-jafe yi muy def politique politicienne. Idrissa Seck su baaxoon du tàggoog Abdoulaye Wade en 2004 kon moom du ko remplacer foofu Idrissa su baaxoon Sénégal yi fal ko président de la République Idrissa Seck su mënoon dara ba nga ni xam nañ ko kon encore une fois lii moom saaga na Sénégal saaga na waa Alliance pour la République waa Benno Bokk Yaakaar waaye nag li may wax rek. mbéjum kanam borom ko fay man nag pour loolu man je lance un appel à tous les membres de l'APR des membres dignes de l'APR et de Benno Bokk Yaakaar et de tous les Sénégalais ñu jóg du ay xeex du sànni xeer ci mbedd mi mën a di mars préparé wu organisé wu ba mën a tegal Sénégal lu gën nag ñu ne ñi mu génnee dàq leen ku yëngu rek ñu yóbbu la kaso génneel la dossier taqal la. ça moom bu ci kanamee nga commencé dégg ñu jël journaux yi nga xam ne dañ leen a jënd wala journaliste yi ñu jënd ñu commencé génne ay secret ci nit ñi loolu moom bu ci kanamee dañ ko gis. c'est inacceptable. léegi ma ko baal ma mais Moustapha Diakhaté ñii mu génnee ñëpp ñoom Amadou Ba woo Matar Cissé woo Mimi Touré. Mariam Aly Ngouille yow boo leen doon digal nu ñu war a def topp ci Macky rek kuul wala taxaw temm. xam nga ça dépend rek su fekkee yow ñoom politique dañ cee dugg ndax Sénégal moo leen ñor su boobaa jàpp naa ne ñu génne leen ci gouvernement bi du leen tee wéyal seen action politique waaye nag su fekkee seen bopp leen ñor ak lu leen Macky Sall mosal ak xëy na lu mu leen di diggal la su boobaa mën nañoo waaf ànd ak moom léegi ñoom kenn ku ne yaay def choix rek li may wax toujours rek c'est-à-dire devant le devoir kenn ku ne yaay def li la war li nga jàpp ne yow moo la war parce que nag le devoir moom kenn ku ne yaay xool ñu da nga koy waaf wala nga assumer ko maintenant li ma jàpp nag mooy ci Sénégalais yi nañu xam ne kii nga xam ne moom lañ jox réew mi di mu war fay nekk ba 2024 parce que man d'accord naa mu nekk ci 2024 parce que bëgguma ñu jële ko parce que man bëgguma instabilité waaye war nañoo fexe ba bu ñu fi tegati nit ñu gëstu jikkoom gëstu personnalité xool li nga xam ne moom la dig réew mi ci lu leer nañ ba lu mel ni dul da parce que nag quand même Macky Sall bii fa Sénégal bii fay nii moom bu ko Sénégal yi xam nga doon 2024 bàyyi fi Ablaye. léegi yitte réew mi mooy gone yi jël gaal gi ñu ngi jot léegi communiqué DIRPA di bànqaasu armée bi nga xam ni. moom ñu jënk ay xibaar ak jokkoo ñoom tey ci suba boori 8h30 ñu ne dañoo dab gaal benn patrouilleur bu marine nationale patrouilleur bi ñu tuddee Kédougou. waaw moo dab benn gaal boori 8h30 ci suba fi ñu ko jàppee diggam ak Dakar toll na ci 65 kilomètres. 129. personnes ñoo ci nekkoon téeméeri nit ak yaar fukk ak juróom-ñeent am na leen koy doog a dégg sax am na ñetti jigéen ñu ci bokkoon ak ay gone yu bawoo woon Sénégal bëgg a dem Espagne waaye fexe nañ ba kar leen dëpp leen ñu yegg si sànq boori 5 heures ci ngoon ci base navale bi nekk fii ci Dakar ñu naan ko amiral Fay Gassama léegi remaniement bi mi ngi ñuy fàttaloo sax tawatu askan week yitte yeneen yi nga xam ni gouvernement bi indeegu ci tontu te est-ce que gouvernement bi ñu tàmp bees sax mën na ci dara. mais non gouvernement bi mënu ci dara parce que xam nga en réalité jëf yu tuuti yi dafa am lu mu jur gis nga xale yooyu ñooñu di dem pour man du ma leen tuddee sax ay dañoo bëgg a wutub liggéey non ëpp na loolu xam nga lan lañ def seen yaakaar moo tas ci réew mi c'est-à-dire jàpp nañu ne mënatuñoo tekki ci biir réew mi ñu dem dañu gàddaay xam nga loolu yow kajoor ngeen yow sëñ Bay
xam ngeen réew mi yàgg ngeen a dégg ay nit yu gàddaay maanaam dama dem ba dëkk bi nga dëkk njaboot gi nga dëkk mu wër na ni fii mënut a sotti nga jël say bagage dem ba ajak jak dootoo gis say bokk gis nga ñii di dem bàmmeel bu sori moo leen gën a toog Sénégal loolu nag jàpp naa ne ku fi nekk naan ay du problème emploi yooyu le problème mooy échec bi mooy koo xam ne da ngaa woo nit ñi ci yoonu yokkute da ngaa woo nit ñi ci émergence dama dem ba say ndaw maanaam bàmmeel bu sori gën a leen toog Sénégal kon nga xam ne wax dëgg yàlla échec bi am na rawatina ci nag jamono jooju ñuy def ay remaniement bu taxawul et puis Babacar nag quand même Sénégal 700 kilomètres de côte moo fi nekk le gouvernement Sénégal mun dispositif bu ñu mën a surveiller les côtes ba benn bateau du fi départ il faut qu'on soit sérieux il faut que su fekkee ñun mënuñoo assurer la frontière maritime de notre pays ba assurer ba bateau du fi départ c'est que nous sommes en insécurité c'est-à-dire que l'armée c'est bien ce qu'ils ont fait dem jëli jàpp nañ leen ci biir géej gi dellu seen waaye dañ koy waroon départ parce que li leen fi dale kon ab bateau mën na ay pirogue mën naa dugg ci réew mi du fi terroriste encore une fois qu'on arrête de faire du spectacle di wax loo xam ne waxu ju caaxaan la c'est-à-dire kenn daa wër sa départ ci réew mi dem man loolu rek man la ma bañ parce que bakar yi laay bañ ñu rot mooy ñi nga xam ne ñooy defar bateau yi ñiy jënd bateau yi ak ñiy wut clients yi ak ñiy fayu ñooñu lañu war a seet teg leen daan yu métti ñi nga xam ne nag dañoo dem ba jàpp ne fii moom buñ fa toogee dañu torox ñu bëgg a génn réew mi ngir wuti bàmmeel bu sori bu fekkee mënuñoo tedd ñooñu moom jàpp naa ne li war def mooy dalal leen jàppale leen te alal ji nga xam ne Union européenne da ko def ci réew mi ngir ñu xeex mbëkk mi alal jooju nanu gouvernement bi Sénégal wax fu mu dugg parce que ay milliards yi ay centaine de milliards dugg na ci réew mi ci affaire xeex boobu te gisaguñ benn xale boo xam ne defaruma ci. fekk nga sànq ñu wax mbiri Touba ba noppi ñàkk kenn ku leen teewal ca conseil des ministres gi noo ko gisee. xam nga Touba dafa nekk dans un ensemble mooy d'abord la région de Diourbel pour la première fois dans l'histoire du Sénégal région de Diourbel benn ministre lam te lam amoon sax dañ ko wàññi nañ ko xaaj nañ ko. dañ ko wàññi pour la première fois dans l'histoire du Sénégal moo tax toujours damay wax waa Touba yooyu nekk di xas seeni responsable nañ leen bàyyi bu ñu amee lu ñu wax nañ ko wax Macky Sall. ma jàppit nag ñi nga xam ne dañ faa nekk di kilifa di xëy na di damoo wala ñuy sagoo Macky Sall nañ xam ne Macky Sall tegu leen fenn parce que bu leen tegoon fenn du doxalee noonu damay wax toujours ne benn maanaam la seule ville de Fatick la fa Macky Sall nommé moo ëpp li mu nommé ci toute la région de Diourbel. te centre de vote Daaru Xuddoos rek bu ñu wootee wat Fatick. Daaru Minam kay moo ëpp Fatick. Daaru Minam la quartier Daaru Minam ko tañ mun taxa moo ëpp Fatick. moom kay moom Fatick kay bu weesoo ministre yi directeur yi nag. waaw ne su ko xayma moom laa la wax dafa ne nomination Fatick yi moo ëpp li mu nommé toute la région de Diourbel. Fatick ngeen yëpp Fuuta nag loolu nag ñoom nañ ko non ñoom seen bopp ñoom ñoo war a jàngal seen bopp mooy lan gis nga kuy dàq kéwél mu dem ci àll ba da nga yéex a yàpp. nañ xam li ma leen wax nag mais déet ñoom kat wane nañ fu la nag ñoom itam saa yu ne acce ñu ne ko du fi. waaw loolu nag waaw loolu waa Touba la waaye kilifa yi dëkk ba. ah kilifa yi kat ñoom non kilifa yi dëkk ba ak waa Touba bokk ñu ni ñu doxale. waaw waaw moom am nañ seen fulay bopp. waaw kay kenn du leen yab moom ku leen ñoom magum leen dem lañ. ku leen dajut ñu daj seen bopp. waaye nag kilifa yi moom ñu ngi ñam-ñabal waa ji naan waa ji ku baax la ku baaxul. voilà li mu leen def voilà li mu leen def pour la première fois dans l'histoire du Sénégal région de Diourbel xaaju ministre lañ am léegi loolu nag jàpp naa ne ñoom ñoo war a seet nan lañ ko war a tontu c'est pour dire que tegu leen fenn. léegi Babacar mi ngi doon wax léegi ñi génn mais ñi génn bi ñu génnee wàcc nañ fa koo xamante ne nii yaakaar naa ni fi mu ne nii à part Omar Gueye menn moom rek moo fa des ci ku fekke woon premier conseil des ministres bu Macky Sall jiite woon bi muy doog a falu muy Abdoulaye Daouda Diallo. xel yi dañuy dem ci moom parce que moomu itam bundu xataaloon na trop ñii nga xam ni ñoom ñoo génn. yaakaaroo ni moom itam fi mu ne nii xel yi war nañoo jëm ci moom. waaw xam nga Ablaye moom d'ailleurs bon xam nga ci ñi ñuy tudd ne maanaam bëgg nañoo nekk président ci la bokk. ñi ci des ñëpp moom dem nañ. Aliou Dembourou Sow nee na bu Macky paree jox Abdoulaye Daouda Diallo. yor nañoo jaasi te ñun dañoo tul. loolu la Aliou Dembourou Sow wax. non ñoom ñëpp moom dàq nañ leen maanaam ñi nga xam ne jiiñ ne dañoo bëgg a nekk président de la République Abdoulaye Daouda lañ ci bàyyi. loolu nag xëy na Macky Sall moom moo xam tax xëy na li muy mbokkam di xarit sama tax waaye nag Abdoulaye moom jàpp naa ne moom Sénégal yi moom bu leen dara desi wuuloon Abdoulaye Daouda Diallo moom ñu wut un pays sans président de la République. Abdoulaye moom vraiment zéro président moo ko. jaar-jaaram ministère de l'intérieur daal wan nañu ni moom wax dëgg yàlla nag. non il est incompétent. il faut qu'on soit sérieux tamit. non mais c'est que nag Macky Sall moo bëgg genre nit yooyu ay des gens incompétents des courtisans yoo xam ne bu ne daal ñuul ñu ne ko kukk bu ne daa weex ñu ne ko tàll yooyu la gëm quoi c'est-à-dire moom bëggul collaborateur bu mën a liggéey il veut des soumis des valets c'est comme ça quoi mooy genre yooyu nag Abdoulaye Daouda ça fait l'affaire
effectivement moom loo ko boo ko newoon saaga sa bopp sax mu saaga day bu ko Macky Sall saaga woon sax mu ne ko président yow ni ngay saaga dafa garaaw yéeme na non yéeme na et puis dafa xam nga dafa metti man yaakaar ji nga xam ne parce que xam nga Sénégal 1960 ba léegi Sénégal dañu am jafe-jafe Abdoulaye Wade nekk fi góorgóorlu na waaye Sénégal yi dem ba xam ne góor gi fi mu jëm du kër ñu jëlee ko fi ci sonn ci trop jox Macky Sall réew mi. mais xam nga Moustapha Diakhaté looloo garaaw bu ñu demee tey ba Abdoulaye Wade ak li mu fi def yëpp ñu naan est-ce que tanewul kii fi toog loolu garaaw na mais non Abdoulaye Wade bu amoon 50 ans wala 56 ans bu demee Macky Sall élection Macky Sall du dem deuxième tour ay itam Macky Sall du dem deuxième tour parce que fondamentalement Abdoulaye Wade ce qu'on lui reproche évidemment il a fait des actes de malgouvernance terribles mais fondamentalement ce que les gens lui reprochent c'est de vouloir nous imposer son fils mais Macky Sall li mu imposé doomu Abdoulaye Wade gën loolu. Imaginez que Omar Sarr bi nga xam dugal na ci gouvernement il a été cité parmi les gens qui devaient poursuivre pour la billahi mu bàyyi ko muy dugg ci gouvernement pendant ce temps Karim Wade doomu Abdoulaye Wade ñu tëj ko génne ko réew mi pendant ce temps Khalifa Sall maire de Dakar ñu tëj ko te xañ ko ay droits civiques am ñu jël Omar Sarr bi nga xam ne bokkoon na ci 25 personnes yi. pour ñu war xanaa Macky Sall daa am ñaan goo xam da koo ñaan ne lu ko neex def rek te dara du ko ci fekk. non mais li gën a grave loolu. ki nekkoon CREI yi. tey jii moom la def ministre de l'intérieur. moom la ñëpp di jàmbat fi ñu toll nii. c'est un problème. c'est-à-dire mais ce gars-là il se moque de nous. produits phytosanitaires yi nga xam ne ci lañ tey woon Aïda Ndiongue digganteem ak Omar Sarr mii la tey mu def ministre des mines. c'est mooy les marchés fictifs keroog ba ma jëkkee ñëw assemblée nationale lañu ma wan marché yi ma xool ko marché yoo xam ne amul benn réalisation 5 milliards ñu jënd ci phytosanitaire mooy Brésil ma ne xanaa kon di jaxaay tooy na xib ñu ne nañ def commission d'enquête ak suy bale loolu kay Omar Sarr moom takk ci ba takk ci rip tey jii mu def ko ministre waroon ko yóbbu CREI yi mu def ko ministre et li gën a garaaw du loolu c'est Mimi Touré qui était ministre de la justice à l'époque yilif la CREI yi ñoom ñu war a ñu ne nañ maanaam nañ poursuivre Omar Sarr kooku la ñu remplacer Idriss Seck alors que lii kenn xamul lu mu doon. lii kenn xamul lu Sénégal ëpp na lii Babacar Sénégal ëpp na lii. mais foog itam Macky Sall bu sañee def lu ko neex itam amul en face opposition bu dëgër tas na ko nii ndax ku peek Idrissa Seck xëy na li ci des di nga ko mën a gérer. waxuñu toj réew mi wala taal wala. sotti ndox mais dañ ni vraiment def politique opposition bu tax ñuy wax jàmmaarloo dëgg bu ko defee teg pression président de la République ba du lu ko neex def. waaw xam nga Babacar Sénégal moom moo àgg foofu Sénégal damay wax toujours ne Cheikh Anta Diop sax ma ko daan wax daf naa Sénégalais dañ leen a nax ba ku leen naxul dañuy yaakaar ne da nga leen di war c'est-à-dire que lu mel ni bu président bi bu ko ñemee c'est parce que en face non seulement il y a pas d'opposition bu dëgër mais peuple bu exigeant sax moo fa nekkul parce que des citoyens conscients exigeants kenn ñemewul leen a def li Macky Sall def tey pendant 5 jours nit ñi di xaar ministre gouvernement nga indi lii nga xam ne boo xoolee remaniement bi coow li yëpp leen rek ko tax na jóg dàq ñi jàpp ne daa bëgg a nekk ministre premier dañoo bëgg a nekk candidat ak wutal place Idriss Seck ak ñu bokk PDS waaye sëñ bi yaaxee ci mu laan lii jërul def remaniement jërul nga téye nit ñi pendant 5 jours mobiliser journaliste yëpp man mi yéen a ngi may wax loo maa ngi consommer seen crédit yi yéen toog na waroon a fekk seen soxna yi nopp di leen defal jàmm ndax bi kenn lañ nekk wallaay dibeer ji seen dimanche mais quand même c'est-à-dire kii dafa fàttali Omar Sarr boo fàttali ko bañ koy topp ci tribunal bu kenn génn réew mi nangu passeport am mu jël gaal jéggi dexu Sénégal gi dem Mauritanie jël avion yor valise am romb gaañu aéroport mais bien sûr moom la def loolu Omar Sarr mi mu tey ji mu jël ko dugal ko ci c'est-à-dire quel est le message que Macky Sall bu envoyé aux Sénégalais c'est-à-dire que mooy que en réalité man ay affaire u CREI yi ay bonne gouvernance virtueuse bi suma problème man li ma intéressé maanaam li ma bëgg laay def parce que en réalité avant même Omar Sarr boo ko fi rappelé wu jëloon na fi benn Ousmane Ngom ànd ak moom dem Guinée. te booba il était interdit de sortir du territoire par la justice sénégalaise. jamono yooyu de haut magistrat m'avait appelé pour me dire que le président est en train de nous poignarder. encore une fois vraiment je crois que luy jot na waaye li ma jàpp rek mooy Sénégal yi nañu préparer seen bopp ba nag 2024 moom ñu teg fi ku gën Macky Sall ak lu gën lii fi Macky Sall def parce que lii moom véritablement ñaaw na trop et j'en appelle au parti Alliance pour la République au Benno Bokk Yaakaar ak ñi nga xam ne ñoo àndoon ak moom ngir dekkal ngor bu ñu ko bàyyee dina leen rey non seulement dina rey ngor mais dina leen rey. nañ ko xam mais yéen ñi nga xam ne ba mu ne ay ca yéen a njëkkoon a jóg yow am na ñu la jiitu woon sax ñooñee ku ci mel ni Alioune Badara Cissé ay Moustapha Cissé Lo yéen itam luy war a doon seen cër fi mu ne nii. xam nga man en réalité gis nga ma kenn jëkku ma gis nga keroog. yow yaa jiite ànd dekkal xaw sunu APR nu ko tuddee sax. non ba léegi rek suqali Sénégal xam nga ba béy
gis nga keroog bi may man Macky Sall kenn damaa jiitu woon ne bi amee jafe-jafe damaa jekk déglu rajo seen rajo bii la ma dégg Farba Senghor yàq lu mel ne xamee Macky Sall ma woo Abou Abel Thiam ne ko dama bëgg nga yóbbu ma kër Macky Sall xaw ma ko parce que dama bëgg a xam lan moo xew Abou Abel Thiam jox ma rendez-vous fii ci direction de la force ma dem keroog laa mas a dem kër Macky Sall keroog laa mas a gis jabaram ma toog ñu waxtaan ma ko lan moo xew mu wax ma sol sama daal diggante ma Abdoulaye di ko jéem a defar kon man maanaam Macky Sall kenn jiituwuma ci bi mu commencé am jafe-jafe ak Abdoulaye Wade keroog ba yéen nangu Assemblée nationale ci moom ci guddi ba muy démissionné booba ci këram la ma fekk te boobu maa ngi nekk ci cabinet Abdoulaye Wade nekk inspecteur général du parti booba waxuñu ne damaa indiscipliné parce que man damaa jàpp ne dañ ko tooñ kon ñun ñooñu man li ma jàpp mooy la taxoon ñu ànd ak moom Macky Sall parce que Sénégal moo taxoon sàmm ngor moo taxoon su fekkee dem na ba yàgg mu bëgg noo def nag aw dàll di nu foyee ñun ñoo war def nag yëfu magum lëndëm ku ko dajutit mu daj boppam. yow ñii mu génnee ñii kan nga ci gën a sentir koo war a mën a jëflanteel diggante Amadou Ba ak Mimi Touré ak ñoom ñooñu. non pour le moment man ak parce que dama jàpp ne il faut que ñun ñu changer démarche bi moo war a changer parce que man loolu fan yi ci kanam dinañ ci am luñ ci siiwal parce que démarche bi moo war a changer parce que man dama bëgg rek parce que jàpp naa li ñu war a jëkk a def mooy génne ci xelum nit ñi ni nit mën naa régler problème mu Sénégal pour man je suis dans une perspective de démarche collective ñu seet naka lañ war a doxalee ba mën a te am waxtaane réew mi waxtaane jafe-jafe yi jafe-jafe bu ne ñu indil ko solution bu ñu paree ca loola nag ñu seet solution yooyu ñan ñoo ko war a porter mu tam loolu portage bi ñu ngi commencé ci les élections locales naka lañ ci war a demee les élections législatives naka lañ ci war a demee ak la présidentielle naka lañ ci war a demee mais man jàpp ma ne ay nit moo war a mën a régler problème Sénégal il faut que mu nekk collectif maanaam ay gor yu jaayante te Sénégal rek tax parce que gis nga ba loolu exemple bi may joxe toujours dafa toujours ne keroog bi Sëñ Tuubaa wootee ci Mbàkke Kajoor góor yàlla yam jaayante loolu pas-pas bañ am moo tax lim jafe-jafe yi li muy réeri mu génn ci Alaaji Maalik bi mu woote fii ci Tiwaawan góor yàlla yam jaayante loolu pas-pas ba mu ànd la moo tax mu génn ci c'est-à-dire ñun bu ñu bëggee defaraat réew mi il faut que ñu xool mag ñooñu ni ñu doxale woon ay nit ñu bokk pas-pas ànd te pas-pas ba rek boole leen jàpp naa ne bés bu ñu ko amee bu ñu ko tegee ci kawam Sénégalais dañ ko gëm waaye nag politique politicienne bii moom wax dëgg yàlla 1960 ba léegi ci la ñu nekk jëmale wuñu kër yoon la woo xam ne buñ ci jaaree dañuy gën a sànku li war mooy ñu gis nga problème bi daggi car man garab gi du car yi lañu war a dagg garab gi ci moom lañu war a déqati jëmbat geneen garab gu bees bu ñu bëggee Sénégal bi. jërëjëf. jërëjëf sëñ Babacar. waaw da nga bëggoon am loo ca. jonn rek laa bëggoon a laaj lu mu ci xalaat moom. oui jonn bon ça me fait mal parce que jonn moom c'est xam nga moom moo bañ ba tudde boppam mag double bouton. c'est-à-dire c'est la loyauté infinie. yàgg na de. infinie. c'est-à-dire man Mouhamed dama ko expérimenté xam naa ne moom gëm na Macky Sall. waaye nag le fait que ñu dàq moom bettu ma. ak dàqam moom bettu ma. ndax lan. damaa bettul rek moom du affaire sax xëy na damaa bettul rek waaw moom bettu ma moom dàq mais métti na ma. parce que nag Mouhamed moom itam ñu ngi fesalu du woon de mais nee nañ moom it bëggoon na. bien sûr je sais non ci ñi. di. ci la bokk. waay saa yi ku jege bëgg. ci la bokk ci ñi ne daa bëgg ci la bokk xam nga li daanaka li nga wax mooy li waram nag naan ku bañ ku la donn sa ku te bañ ku la donn sa deewin ñaaw sa deewin dana ñaaw. ku iñaane sa ndono. sa deewin ñaaw. ma ngoog jërëjëf Moustapha Diakhaté. wala fi teg ci ne ku bëgg gaaw a maanaam yàkkamtee taawlu ku mu tax nga xot sa biirub jabar. da nga am ndiw. jërëjëf kon Macky Sall nga xam ne foog ñu remplacer. jërëjëf Moustapha Diakhaté ci kanam tudd nañ jël waa parti social.